waaw jaara tey nag ñi ngi fi nga xamante ne mooy Kër Mbaye Fall ñi ngi taxaw ak ki nga xamante ne mooy président ASCOS di président des stylistes et couturiers de Mbao mu fas yéene nag amal fi opération bu am solo muy distribuer lépp li nga xamante ne mooy masque te ku ne xam na ak période coronavirus bi ñu nekk masque yi solo gi nga xamante ne am na ko ci protéger wu ci li nga xamante ne mooy pandémie bi dañ koy bàyyi mu daal di nuyoog askan bi daal di wax ñu daal di continuer suñu waxtaan ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay waa info réew mi ñu ngi leen di nuyu yéen bu baax di am mbégte lool ànd ak yéen ci programme bi ak liggéey bi waaw. waaw ñu fekk leen fii tey nag fii si Kër Mbaye Fall si garage Plando yi ngeen di def distribution de masque lan moo leen animé ba ngeen di def distribution de masque yooyu. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla beneen yoon di wax ne rek initiative boobu day wane ne ñun ay citoyen lan ñu bokk ci dëkk bi te mu nekk loo xam ne ni aussi bàyyiwul kenn kon ñun bu dee suñu corps de métier mooy ay tailleur lan ñu mën a participer suñu tous muy defar ay masque te si loolu la ñuy yëngatu kon war nañ mën a association bi ñii ne léegi nan defar loo masque yu bari su ko defee ni yóbbu ko si garage bi nga xam ne mooy ëpp contact parce que garage bi am na poussière voilà nit ñi dañuy ñëw di jël ay oto aussi ñu ne ko léegi nan fexe sensibiliser garage yi nekk commune de Mbao fexe ñoom ñëpp ñu jox leen ay lot de masque yoo xam ne da doon ko mën a distribuer ci biir garage bi waaw foofu la initiative bi jógee vraiment mu nekk acte boo xam ne aussi acte de citoyen la daal waaw. si lan ngeen basé wu ba defar masque yi ngeen di defar ndax masque yi ñu ngi wax ne dafa am ay normes fu mu war a yem ak ni mu war a toll bi si lan ngeen basé wu ba defar masque yi. waaw ci li ñu basé mooy vraiment am nañ ci aussi information te gis na ne rupture de masque yi ni mu amee aussi Sénégal et puis ni gis tamit nit ñi nun jógee ku jóg rek di defar ay masque te mu am ay normes yoo xam ne war nañ ko respecter parce que masque normalement poids bi warul passer 2 grammes parce que dafa war a léger war a oyof kon nag moo tax li ci yooyu yëpp lañ basé wu liggéey ci jël qualité bu baax boo xam ne ni moom lañ jël defar ci ay masque su ko defee ci lañ ñëw nag pour mën ci liggéey waaw loolu daal mooy fa la jógee vraiment tamit te loolu mooy suñu participation ndax ay tailleur lañ kon ñun mënuñ defar lu dul ay masque pour mën ko yóbbu wutaale ay gel aussi boole kaak moom bu ko defee ni mën ko distribuer daal ci biir garage yi. ñan ngeen àndal ci mbir mi. waaw ñi ngi ànd ak waa association bi ñu ngi nii sama secrétaire général moo nekk nii Amadou Ba voilà ñi ngi ànd ak tamit waa ñeneen membres yi ñu ci biir instant yi nag ñu ngi ci garage yu Clando Bridis voilà ñi ngi ànd ak chef de garage yi ñoom lañ bëgg njëkk defal distribution su ko defee bu ñu jógee fii après kon ne ci yeneen garage yi nekk suñu kanam incha allah. yan garage ak yan garage ngeen ciblé. waaw pour l'instant ciblé nañ garage bii nii bu nekk Ridis am na garage aussi bu nekk Mbao ci mairie Mbao ba am na garage bu nekk Cité Poste boo xam ne nii tamit boobu muy 3 garage su ko paree après ñu continuer dem ci mairie bi daal waaw loolu mooy programme bi. lan moo tax ngeen taamu ci garage yi. waaw lu tax ñu taamu ci garage mooy dafa nekk milieu boo xam ne dafa xaw a informel tuuti ba pare nit ñi aussi dañ koy bàyyi te mooy milieu boo xam ne mooy milieu transport la voilà mu nekk foo xam ne foofu la njëkk war a mën a sensibiliser parce que contact bi fa la ëppee ak marché yi waaw puisque gis na ne marché yi du neex a organiser moo tax ñu ne nan dem ci garage yi parce que kuy dem marché ci garage yi ngay jaar ci ngay dugg booy génn ci garage ngay ñëwaat dugg kon point la boo xam ne ni boo ko laalee rek laal nga lu bëri daal ci dëkk bi waaw moo tax ñuy taamu garage. kon ay ca ñu wéyal liggéey bi rek. waaw baax na kon nag. asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen tailleur yi nekk ci commune de Mbao plus particulièrement nekk ci fii sunu wet association bi ngeen def ni rafet na wax dëgg si yàlla ñu ngi leen ci gërëm di leen sant ak jàppale bi ngeen ñuy jàppale surtout sunu garage bi ngeen xam ne initiative bi ngeen def ba indi ko fii masque yi ñu ngi leen ci sant di leen gërëm bu baax garage u Kër Mbaye Fall Kamb la nag man maay Waly Banja Faye presque mën naa wax ne tey maay porte parole u garage bi maa ngi leen di gërëm nag di leen sant loo xamante ne wax dëgg si yàlla jàppale ngeen ñu ci parce que tamit ñun tamit garage bi ñu ngi nekkoon ci dox jéego yu mel noonu parce que ndimbal balaa neex na la fekk ci loxoy borom ñun garage bi ñu déggee affaire bi ba tey tooguñu def nañ suñu barigo jël nañ suñuy gel jënd suñuy madaar jënd lépp loo xamante ne day setal rek ñu def ko ci garage bi kon nag tey bu ngay ñëwee indi ñu njëriñ gi ñu ngi leen ciy gërëm bu baax di leen ci sant te leen wax ne tamit ñun tamit ñu ngi bokk ci ñiy xeex coronavirus bi bu baax a baax a baax a baax mais tamit mënuñ leen a fàtte parce que wax dëgg si yàlla neexul ba neexul waaye nit bu la yëgee rek loolu dara mënu koo fay waaw te wax dëgg si yàlla yëg ngeen ñu bu leen neexoon ngeen jël seen masque joxe ko ñeneen bàyyi ñu mais sincèrement parlé ñu ngi leen ciy gërëm bu baax di leen sant maa ngi leen di wax tamit ne garage u Kër Mbaye Fall Kamb bii yaatu na yaatuwaay goo xamante li nga wax ci semence bi am na ci ñun ñëpp affaire bi mën naa wax ne feebar ñun ñëpp la laal domaine yëpp la laal waaw plus particulièrement dans le domaine du transport ñun moom sonn nañ trop waaw lii nag moom fekk def ngeen initiative bi am nañ ci tamit audience mun tamit wax ne autorités yi nañu dimbale jàppale ñu ñun ñëpp comme yéen ay bonne volonté ngeen te yéen a ngi jàppale population mi astama ñi nga xam ne seen loxo jot na seen ginnaaw nañu gestu garage bi xam ne semence yi ñëpp la laal te am na ñoo xamante ne mën nañ jooy ñu dégg leen ak ñoo xam ne mënuñoo jooy ñu dégg leen
loolu tamit dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax mooy sunu cas bi rek ñun ñii mënuñoo jooy ba kenn dégguñu parce que fi ñu nekk dafa ruqe boo nee transport en commun bokkuñu boo nee particulier bokkuñu ñi nekk ci commune ñi rek ñoo mën a xam sunu jafe-jafe jàppale ñu ci loolu tamit autorités yi war nañu cee dimbale bu baax a baax ñu ngi gërëm ñëpp nag di gërëmaale kii tamit bàcc mi parce que tamit dox na ci ay jéego yu am solo waaw parce que nit ki nga xam ne da ngaa bëgg a jooy mu jàppale la ba nit ñi dégg sa wàllu war nga koo sant bu baax a baax nañ ko sant bu baax parce que doomu aadama tamit kenn waru di sëkk jëf am na ñu fi ñëw premièrement Abdou Karim Sall yónnee na fi ay ndawam mu indi ñu zel bu bari ak i kotol sincèrement parler mais nag fekk nañu tamit ñun tamit ñu ngi doon farlu di góorgóorlu jënd suñu barigo jënd suñu lépp bi mu ñëwee tamit ñaax ñu gën a taxaw waaw après bi loolu weesoo monsieur le maire ñëw na indi na moom tamit Barham bi nekk Ridis moom tamit indi na participation am Babacar Sarr joueur indi na fi moom tamit participation bu duun wax dëgg si yàlla ñun moom sincèrement parler ñu ngi leen di wax ne sincèrement nit ñi ci boppam yëg nañu xaw ma ñeneen ñoo yëgul waaye commune Mbao yëg nañ garage bi te xam nañ ne fii société la xam nañ ne bu baax société la ndax ni ñuy gisee ñuy liggéey ak ni ñuy jàppale suñuy rakk yee di leen former ba ñu amee fi métier ñu ëlbatiku jox la nga yor sa njaboot loolu société bi ko mën Sénégal bariwul waaw jàngale ni ngay nappee ba nga mën doon nappkat ba ëlbatiku yor ci ay nit sincèrement parler suñu garage bi dong la am yaakaar na loolu moom mën naa koo séede ñëpp bu ñuy xëyee tak dañoo distribuer zel yi dafa am ñuy nekk Ridis ak ñu nekk Tel Dias man mii maa nekk Tol Dias bu ma xëyee da ñuy jox ñu root barigo bi def ordre sawel jënd indi madaar bi teg indi zel bi jox ko sóor bi client bu yéeg boo bëggee ñu defal la parce que tamit am na ñoo xam ne da nga leen di taal ñu ne la non am problème mais képp daal ku bëgg boo ñëwee dañ la defal sa loxo nga raay dugg ci oto yi dem waaw waaw justement wax nga dëgg mais problème moyens yi ñuy wax rek xam nga ñun tamit suñu doole demewul noonu suñu doole bu demewoon noonu dañuy jël chauffeur ñu jël la jox la benn zel kuy yéeg nga jox ko mais xam nga tamit doole yemut loolu moo tax ñu jox ko coxeur bi moom tamit ñu koy wax ne mu am vigilance kuy dem mu nga taalal ko jox ko ba xam pour ñu gën a yombal liggéey bi quoi fekk xam nga ne ñëpp mënuñoo jote ñu jox ko coxeur bi waaw jërëjëf maa ngi gërëm ñëpp wax dëgg si yàlla di gërëm info réew mi ak BN production wax dëgg si yàlla maa ngi leen di gërëm bu baax parce que yuuxu gi ñu yuuxu nii bu ñu dégg ñun grâce à eux la ñoom ñoo tax maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne tamit garage Kër Mbaye Fall à ma voix ñu ngi gërëm ñëpp ñi leen dimbale ak ñi nga xam tamit nemmeeku ñu leen waaw ñu ñaan yàlla baax daan corona bi ba delluwaat ci suñu activité Sénégal ñëpp loolu mooy seen problème saa yi jërë ngeen jëf. waaw léegi ni ñu koy jox remise ni ñu koy jox loo yi nga xam ne nii ñu ngi koy jox garage bi bu ko defee après moom mu display ko. waaw duñ yem fii nag acte bi la buñ paree moom waaw. léegi voilà bon léegi ñu ngi koy jox chef garage bi nga xam ne nii ab naa jox président d'organisation bi rek mu kii ko su ko defee léegi fii nag duñ fi yem ak ñoom suñ paree danañ coordonné ak moom su ko defee lépp luñ ci soxlawaat bu ñu contacter ñun dinañ defaraat yeneen loo ñëw indilaat ko incha allah waaw jox moom. bon salaamaaleykum waa ASCOS de Kër Mbaye Fall ziar naa leen bu baax dina jox seen wàccuwaay di am contentement trop. bu dëgg yàlla di am mbégte bu baax a baax di nuyu ñëpp waaw di nuyu monsieur le président Djibi Bey initiative bi dafa am solo trop info réew mi nuyu naa leen benn production nuyu naa leen yéen def mbir mu am solo si gox bii muy goxu Grand Mbao parce que lii dafa nekk loo xamante ni tey moyen la boo xamante ni yombut parce que ku xam tailleur xam ni tailleur moom noblesse la moom dafa noble la te xam na fu muy teg tànkam bu baax xam na li mu war def it parce que initiative bi ñu def nii pour ñëw garage bu toll nii li fi nekk si ay kalandoo te yaakaar naa population Ridis yëpp ak Tol Dias fii la ñuy dugg oto dugg si seen biir gox loolu ak assurance loolu suñ jëlu ay protection yu wóor pour rien que rek pour mën a ut sécurité pour feebar bi nga xam dugg na suñu réew muy coronavirus jaaxal àdduna bi yëpp rawatina nag Afrique giñ naan war nañ jël seen i matuwaay mais à grâce xale africains yi nga xamante ne tey gëm nañ seen bopp xam nañ ñooy ñan xam nañ tey lim ñu mën a indil si ay jafe-jafe ëllëg moo tax ñu teel jël suñu matuwaay bu baax a baax
te am naa yaakaar ni lii moom coronavirus bii gëm naa ni si kattanu yàlla commune na Mbao dugg gu fi yàlla bu mu fi dugg si barka Seydina Muhammad te am naa du fi dugg parce que ñun jël nañ suñu motuwaay baax a baax te li ñuy def nii Mbao yëpp lañ ko fas yéene defal ànd seeg monsieur le maire chef de garage yi chef de marché yi tout ça ñëpp délégué de marché ñëpp lañ si fas yéene àndal ñoom lii échantillon la loo buñ si bëgg dañ leen koy defal nag suñu moyen bopp. waaw ñun MTS mouvement Tailleurs du Sénégal yaakaar naa su ma juumul lu si mel ni association yi nga xam ne dañoo nekk si gox-goxaat yi ak régions yi ñoom ñu ngi def lii dañuy def gratuite bu ngeen xoolee Sen TV ak yeneen chaînes yi ñoom ñu ngi actuellement ñu ngi jël ñëw masque di ko maye. ba président Djibi mi nga xamante ne tey dara ump ko si fan yi ñu ngi siy communiqué bu baax a baax am na yeneen aide yoo xam mu ngi jóge si état di ñëw di wàcc si association yi maa ngi siy wax ne ASCOS ñu jox leen seen wàll parce que ministre bi laay woo di ko wax ni ASCOS association bi nga xamante ne dafa nekk Kër Mbaye Fall am na doole lool si wàllum liggéey bii lii ñoo ko def suñu moyen bopp bu état ne dafa soxla 10 millions de masques war ko distribuer Sénégal ASCOS war na si am wàll te maa ngi koy tàllal loxo Dame Diop monsieur le ministre loolu information doo bëgg nga dégg ko bu baax a baax te incha allah si kàttan yàlla dinañ ñëw fexe waxuñu ba foofu ñu waxtaan seeg yow incha allah nga def ko. asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam ñu ne la ASCOS association des couturiers et stylistes de Mbao vraiment ci tournée bi lañ nekk di ko def nii ba léegi parce que ñu ngi jugee garage u Kër Mbaye Fall rue 10 tey egsi nañ fii ci garage u Grand Mbao en face mairie Mbao bi. tey fii leen ñëw pour def une distribution aussi de lot de masques waaw ñu ngi ñëw nekk ak chef de garage bi vraiment di kontaan ndax ba ñu ñëwee vraiment yaatal nañ ñu et puis ñu gis ne aussi initiative bu rafet la waaw lot masques yi moo nekk ni bu ko defee moom lañ leen bëgg a jox ñoom après ñoom ñu distribuer ko seen biir bu ko defee ñu mën a mucc aussi ci poussière bi wala mën a protéger wu aussi parce que gis na ne feebar bi vraiment mi muy lawee dafa gaaw trop voilà moo tax vraiment ñi ngi am mbégte bu baax di jox sama secrétaire général vraiment mu jox ci ay kàddu après ñu continuer. waaw salaamaaleykum comme ni ñu koy defee rek si wàllum sensibilisation mooy dox ci garage yi gis chauffeur yi wax ak ñoom ci wàllum coronavirus muy li nga xam ne mu ngi law si dëkk bi te mu ngi commencé di gën a yaatu surtout léegi li mel ni cas communautaire yi instant bi moo nekk di gën a jaaxal nit ñi. kon ku ci nekk rek war nga protéger sa bopp mais aussi protéger ñi nga nekkal parce que masque bi dalay protéger ak sa bopp aussi mais ak ki ngay jëflanteel kon moo tax léegi ñu war a sensibiliser ku ci nekk si ñun rek war a di takk masque bi aar sa bopp aar ñi nga nekkal kon bëgg nañ ñun suñu association muy association des couturiers de Mbao sensibiliser fexe ba tailleur bu nekk wala population bi askan bu nekk ku ci nekk si ñun rek am benn masque boo xam da nga koy sol bu ko defee commune de Mbao moom ñu tuddee ko chaque personne benn masque mooy nit ku nekk nga yor sa masque war ñoo xaar ba autorité di ñu ko digal ñun si nañ ko njëkkee suñu biir di yor suñuy masque di fàggandiku en plus di raxasu aussi mën a muccal suñu bopp mais muccal suñuy ñi ñu nekkal parce que xam nañu garage bi fii mooy point de rencontre bi parce que kuy génn fii ngay njëkkee kuy dugg aussi fii ngay jaar aussi kon garage yi lu ci am solo la moo tax ñun association bi ñu fas yéene def suñu contribution indi ay masque joxe ko ci garage yi lu ci mel ni tey fii garage de Mbao bi looloo waroon tey jéego yi ñu doon dox nii ñëw gis chef de garage bi ak di sensibiliser waale aussi ñoom aussi si seen bopp tamit ñu sensibiliser waale ñu nekkal xam ne xeex bi ku ci nekk si ñun dafa war a xeex bi nekkatul combat état nekkatul combat mais combat individuel la ku ci nekk na nga fexe ne feebar bi du ma ko wàll kenn mais tamit duñu ma ko wàll waaw loolu moo nekkoon kàddu yi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp. waaw pour l'instant waaw bien sûr parce que lii benn première étape la rek parce que dañoo fas yéene fépp fi nga xam ne point de rencontre la lu ci mel ne garage yi lu ci mel ne marché yi lu ci mel ne même yenn grand place yi nga xamante ne nit ñi dañ fay dajaloo bëgg nañ àgg fa ba sensibiliser joxaale ay masque ak daara yi waaw lépp mu ngi si xalaat bi parce que instant bi li ñuy def ni suñuy moyen bopp la kenn ñëwagul jàppaleeguñu ñun ñoo jël suñuy propre moyen di ko def ku autorité bu ñëw aussi jàppale ñu dinañu jël quoi parce que instant bi xam nañu liggéey bi doxul instant bi tailleur yi kenn liggéeyul kon ñun instant bi dañoo jël suñu propre moyen di ko liggéeyee pour lan dimbali suñu gox parce que aar sa bopp mooy aar sa gox kon ñun tailleuru Mbao dañoo jug pour aar suñu bopp mais tamit aar suñu gox te bëgg nañ aussi di lancer appel bi mooy tailleur yëpp tamit def noonu ku nekk sa gox bi nga nekkee rek nga njëkkee foofu balaa état di ñëw yow nga commencé parce que feebar bi moom bàyyiwul kenn te comme bàyyiwul kenn moom
nañ feex ñun ñëpp daal ñu xeexandoo ko mu jóge fi. asalaamaaleykum nuyoo xam nga di leen jaajëfal di rafetlu taxawaay bi xam nga di si ko am contentement bu rëy sa du ma ne c'est la première fois quoi comme nit ñëw defal ñu comme yu mel nii mais dañu siy jaajëfal am nañ si contentement bu rëy tamit mais tamit comme ni mu ko waxee rek fi mu daanelee fa laay njëkkee rek quoi fii mooy buntu mbaaw tey kuy dugg tamit fi ngay duggee kuy génn tamit fi ngay génnee donc comme fi mu waxee rek man fa laay waxee ñun ñëpp ñu jël suñu matuwaay jël suñu mesure parce que même masque yi nii dañu koy laaj si kaw tali bi kon donc kullu chauffeur maa ngi leen siy gën a ñaax gëm sa taxawaay am si gëm-gëm parce que feebar lu existé la parce que ñuy ñaan yàlla daal yàlla mii ko fi dugal mu jëlee ko fii xam nga di leen jaajëfal encore une fois. waaw def na si benn taxawaay tamit monsieur le maire ak monsieur le ministre am nañ si benn taxawaay def nañ si benn taxawaay yi ñu leen di jaajëfal ñu ngi soog am occasion pour mën a jàllale message boobu ñu leen siy jaajëfal kullu autorité muy ñi nekk biir mbaaw autorité yi monsieur le maire waa Basangi association def ta yàlla tax ñëpp ñu ngi leen siy jaajëfal parce que ñoom ñëpp am nañu taxawaay yoo xamante ne nii moom lañ def envers garage bi kon ñu ngi leen di remercier di leen ñaanal yàlla yokk seen taxawaay te itam li ñuy xeex yàlla nañ ko yàlla yombalal loolu daal laa amoon si loo xamante ne nii moom laa si leen jaajëfal encore une fois. merci beaucoup di leen remercier xam nga di leen ñaanal yàlla li ngeen si jublu wax li ngeen si yóotu yàlla nañ ko yàlla yombalal parce que xam nga taxawaay bi rafet na daal di leen jaajëfal jaajëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam di ndokkeel ñëpp di leen ziare di leen ñaanal yàlla di ko sàkku ci ñëpp tamit vraiment man la Djibi Bey président ASCOS association des couturiers et stylistes de Mbao bon maa ngi ànd ak sama secrétaire général Amadou Ba ak sama président d'organisation Mor Diop ak ñaari membre bon tey dañ fi ñëwoon seet si monsieur le maire parce que depuis corona bi commencé bon ñun en tant que association des couturiers ñun suñu participation mooy defar ay masques yoo xam ne ni dana méngoo ak normes yi ci poids bi ak ci qualité bi ba nga xam ne nii danañ ko mën a distribuer ci commune de Mbao bi yëpp voilà tey ñi defoon amoon initiative yu jóg parce que peut-être xëy na maire mi ngi woon ci ay itte waaw parce que contacté woon nañ ko jaar nañ ci yenn buntam yi nga xam ne nii ñun ñu ko jege pour ñu jël ñu rendez-vous xaw ma ndax yëg na ko voilà bon bu ko defee léegi nag far malheureusement xëy na peut-être boobu bu léegi antuwul peut-être moom it mi ngi ci liggéey bi waaw ba tey ñi jëloon décision nag wàcc sur le terrain dem ci garage yi nga xam ne nii mooy moyen de communication bi nga xam ne fa la nit ñi gën a bëree voilà ñi njëkkee garage yu Ridis ñëw aussi ci garage yu Mbao bi parce que booy dem ci garage bi ngay jaaree jël oto booy ñibbi tim fa ngay jaar kon daanaka mooy point de rencontre boo xam ne moo gën a fréquent bu ñu ko defee léegi tey ñu jóg def sensibilisation bi ñu ne léegi bu ñu ñëwee ba fii après voilà ci la ñu maire woolu benn ndawam mi ne ñu maire mi ne ngeen ñëw fa bon ci leen ni ñëw dagaare suñu tournée bi jàdd ñëw gisaale monsieur le maire ko defee ñu toog ak moom ci lii parce que moom bon moom lañ bëggoon njëkke pour toog ak moom avant sax ñi doon jóg mais yàllaa ko dogalutoon xëy na nii la ko yàlla bëggee mu amee nii waaw ñu ngi ciy sant yàlla bu baax waaw di wax ne nag masques yi vraiment def nañ ay distribution yu baax ñi ànd ak suñu ay partenaires yoo xamante bi ñëw nañ jàpp ci liggéey bi info réew mi ngi fi voilà ànd ak ñun ñi ñëw di liggéey vraiment tamit ñu am ci mbégte bu baax su monsieur le maire di la wax ne la association yi ñu ngi defar ay masques vraiment yu baax yu qualité yoo xam ne nii boole ko ay gel doon ko distribuer voilà bu ko defee nag ñëw ci sa biir autorité mu nekk loo xam ne daf ñuy neex parce que bu ñu sañoon collaboration bi gën a yaatu parce que une personne un masque lañ ko bëgg a def nit ku nekk bu ñu sañoon mu am benn masque balaa sax ñu koy digal ne nan ko def waaw parce que tamit ñun loolu mooy suñu participation parce que ay artisan lan war na noo jóg jël suñuy moyen defar jàppale askan bi te duñ xaar kenn mais nag booloo dafa gën a yaatu te day gën a neex te dana taxit nga gën a mën a yaatal sa liggéey parce que lu kenn mën mbooloo moo ko dàq kon ñun bu ñu mënee def activité yu mel noonu jóg en tant que association bu ñu gisee monsieur le maire suñu maire nekk ci dëkk bi vraiment bu ñëwee ànd ñun ci liggéey bi daf ñuy gën a neex gën ñu si jàppale ñu def benn orientation boo xam ne dana gën a yaatu daal waaw loolu daal lan bëggoon moo tax tey suñu teewaay fii loolu la defe naa ne ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bu fekkee ne secrétaire général da ci sànni kàddu wala ni jox monsieur le maire mooy mu sànni ci ay kàddu bu ko defee ni continuer waxtaan bi voilà bon masque yi moo nekk nii am nañ ci benn loo baa ngi fële voilà masque yi ñu ngi ko liggéeyee qualité bi jëndoon benn tissu coton la boo xam ne nii tissu bu baax la vraiment ni jënd ko ba pare def ci élastique double ko quantité bi day nekk 2 grammes parce que dafa war a oyof masque bi warul diis bay sonol nit ki voilà te bi avantage yi mooy
bu paree mën nga ko fóot ak saabu ak omo mu désinfecté wu nga mën ko solaat waaw parce que doo fi nekk tout le temps di ko sànni moom boo paree demee xëy liggéey boo wàccee rek fóotal ba mu set ak omo ak saabu ndox boo paree nga weer bu la neexee nga paase ko du lakk moom rafet nga ñëw sol dem liggéey waat voilà vraiment mi ngi noonu daal. bu baax a baax di nuyu monsieur le maire di am contentement di am mbégte nag bu baax a baax a baax di fësal suñu mbégte di wax ni xëy na c'est la première fois li jotaay bi am ci ASCOS association des couturiers de Kër Mbaye Fall ak Grand Mbao yaakaar naa lii jëkkewuñu ko du tey du masque yi lañ njëkk a def li ñu def nii parce que depuis 2005 association muy existe seen membres yi am na suñu bëri ñoo xàmmee nañu ràññee nañu dañuy fekk ci terrain bi tey am nañ taxawaay mag boo xamante ne fii ci Grand Mbao ku ñu déggul gis nga ñu lii xëy na dafa nekk mbir moo xamante ni jóguñu ko def ko rek ngir musal maire gis ñu déedéet dafa fekk mu jiitu ñu koy def parce que mbirum social dafa am sëkk suñu association bi te suñu moyen bopp lañ koy defee tey masque yi ñu defar nii tey su ma juumul état du Sénégal soxla na ci 10 millions de masques en travers le maire loolu sa mbir la pour nga dox ko indil ko sa association yi nga xam ne dañoo nekk ci localité bi ak gox bi ASCOS jiitu ci nag parce que am naa ci firnday leer ñun MTS mouvement Tailleur du Sénégal man en tant que président des jeunes national te ngay mooy suñu siège bi nga xamante ne centre bi ñu war a ñëwee masque yooyu monsieur le ministre dina fa ñëw suba pour war ñu recevoir ci kàddu ASCOS foofu laay waxee yow yaay suñuy bët suñuy tànk da suñuy nopp loolu nga doxal ñu ko waxal ñu ko monsieur le maire na mosuñu jàkkaarloog moom tegantoog mu bët mosul am te nee naa depuis 2005 ak léegi ñu bëri ràññee nañu fii ñu ñoo ne si tari karo bi ak ñu ne ridis kon donc suñu taxawaay yàgg nañ koo fësal pour si jotaay bi ñu nekk nii Covid 19 bi nag bi nga xamante ne tey moo tukkal jamono Sénégal nag yàlla di ko dimbali kaa yi ñuy wax xëy na mu ngi moyen ndànk-ndànk mais nañu ñaan yàlla mu gën a continuer en tant que Grand Mbao yàlla nañ koy dégg te gëm naa ne taxawaay bi ñu taxaw nii ak li ma gis fii suñu xel dal na parce que maire bi balaa ngay dugg tey di nga raxasu après ñu jox la gel nga defar say loxo te taxawaay bi nag mën na sëkk ngeen gën a am taxawaay bu baax a baax a baax a baax en tout cas ASCOS ñu ngi seen ginnaaw di leen bàyyi xel manifestation yi ñuy def bari na trop di ñu leen sollicité défilé de mode lamb tout ça def nañ bu ne mais mosuñu am jàpp na grand monsieur le maire donc nag loolu dañ teg nañ seen loxo surtout yow mi yore social ñun ak yéen ñoo far ñoo bokk li ñuy def c'est trop association bi daal ñu ngi am contentement ak mbégte bu baax di gërëm nag ngaa la li nga xamante yombalal nañu lii parce que kat xale la waaye nag ku am taxawaay la tey bàyyi xel ñi dañuy bàyyi xel ñëpp en tout cas daal pour bañ a guddal rek ñoo ngi am cant bu baax ak mbégte ak gërëm te xam ne lii nii ñoo ko bokk kenn mënul dem bàyyi sa morom tailleur yi kenn ku ne xam na ni tey jafe-jafe bi ñuy dund nii metti na trop dañuy xëy soo bëggoon di toog suñu atelier defuñu dara xam nga lu ñu fi nekk connecté wu rek lii nag président am initiative ni nañ defar masque distribuer ko maye ko am na ñuy jaay rond point bi am na ñu fiy jaay dañ leen tooñ sànq ni leen yéen li ngeen di jaay dañu koy maye mais xëy na nag kenn ku nekk si tolluwaay man dama contre kuy jaay masque kuy jël masque di ko jaay lii du dara ñun nag ñun lii naam ñun la gën a metti mais ñun dañuy jël suñu moyen di ko defaat pour maye ko tey monsieur le maire bés bu ñu collaboré ànd ak yow si loolu loo boo bëgg mën nañ la ko defaral fii ak entreprise la jël kenn ku ne tey lu mat fukki xale ñu si ginnaawam xale yi ñëpp mën a ñëw loo ci indi ñu mën nañ la ko liggéeyal en tout cas pour gàttal maa ngi jéggul ñëpp di wax. merci ñu ngi leen di nuyu ci turu maire Mbao Abdoulaye Pouye liggéey bi bariwaay bi moo tax moom mënu leen gisanteeg moom parce que mi ngi ci yeneen mission loolu moo tax mu ne comité de riposte bi nekk Mbao contre le Covid-19 yàlla def ma nekk ci bopp bi mu ne ñu recevoir leen teg ci loxo président monsieur Bey ay nuyoom ay gërëmam santam mais aussi encouragement mais aussi di leen masawu parce que defe naa ni jafe-jafe bi dal suñu kaw muy Covid-19 ñi mu gën a gàllankoor secteur primaire bi bokk na ci ñu naan les artisans
defe naa ni kuy tal ñawlu da ngay jiital lekk ak naan ba pare doog a dem ci leneen kuy en général ñun suñu société sooy ñawlu sax ñawlu yu am yenn valeurs yi day fekk cérémonie am te lieu de rassemblement yëpp arrêté nañ ko donc cérémonie amul donc loolu jar na vraiment ñu masawu leen en tout cas maire à son niveau su fekkoon moom moo yor les moyens day ñëw accompagner leen de manière beaucoup plus sensible parce que xam na ne jafe-jafe yéen a ngi ci alors su fekkee contexte boobu ngeen koy dund ngeen fàtte seen bopp ne vous voulez accompagner la communauté dem ingénieur ay masques yoo xam ne man sax dama naan c'est des masques durables contrairement masques yi ñu amoon nga xam ne c'est des masques fongibles da nga koy utiliser benn yoon sànni ko yii comme ni ñu ko waxee mën na nekk masque yoo xam ne képp ku nekk ci askan wi mën nga cee jot te doo am jafe-jafe pour jëndaat parce que déjà benn bi wala soo amee ñaari masque rek mën ngay alterner bii su melee nii ba tilim nga fóot passé désinfecté ko ni ñuy wax daal di takkaat donc loolu tam ne c'est des masques durables ci suñu contexte suñu pays nag defe naa actuellement lii la ñu soxla te defe naa ñi am doole sax ñu ngi koy roy parce que la demande est devenue beaucoup plus forte donc ñu gis ngeen xalaati loonu muy production locale vraiment ñu rafetlu ko bu baax a baax ci turu maire wan leen ne vraiment képp koo xam ne du nga dugal ci loxo ci combat bi nga xam ne ñu ngi koy mënee contre Covid 19 bi di nga am suñu accompagnement à tous les niveaux parce que déjà di produire benn matière autorité bi en public wax ne c'est un bon produit c'est une forme d'accompagnement dina tax ñeneen ñi ñeme ci ñun en tout cas produit la yoo xam ne pare nañu ñun pour consommer ko ñun pare nañu aussi pour jox ko suñu askan pare nañu aussi pour ñaax askan bi ñu jël ci produit yi parce que loolu aussi soo leen ci suqalikoo gox bi moo suqalikoo te loolu moo ñu fi teg ñun lu suqaliku suñu gox une porte est fermée effectivement mais une autre porte s'ouvre yoo xam ne économiquement dina indi benn valeur ajoutée ci yéen donc dina indi benn valeur ajoutée ci commune bi en tout cas on est sur le terrain fi mu ne nii bi ñu ñëw léegi on était en train de faire le tour des postes de santé pour accompagner leen en produits et matériel lii bokk na ci nga xam ne ñu ngi ñuy ñaxtu ne soxla nañ ko parce que ñun liñ ci amoon stock jeex na donc pour vous dire combien la demande est forte donc kon soo leen ñëwee dañ naan la matière est venue à son heure ñu ngi leen di encourager waat bu baax di leen jërëjëfal di leen wane daal vraiment nous sommes disposés à collaborer avec vous pour le bien-être de population dans cette guerre contre le Covid-19 ñu ngi leen di gërëm ñi leen recevoir nag defe naa ni c'est l'équipe municipale parce que la présidente de la commission action sociale mi ngi fi mi ngi nii toog sama gauche nak Awa Gueye la vice-présidente commission santé mi ngi fi Aminata Dia May Ndoye commission action sociale ak santé parce que c'est des commissions yoo xam ne dañoo imbriqué wu donc le chef de cabinet du maire il est là à côté Thierno Ndiaye Ba le directeur de cabinet mi ngi fi y a le responsable action sociale santé mooy monsieur Konaté mi ngi ne ak cellule communication bépp ñu ngi fi donc pour vous dire que bureau suivi contrôle suivi ñu ngi fi dans la salle bien représenté madame Ngom mi ngi fi donc pour vous dire que pratiquement la municipalité vous reçoit pour wan ne rek encore que ne li ngeen di indi ñëw di ñu ko proposer lu ñu yitteel la parce que dafa bokk loo xam ne benn la ci produit yi nga xam ne ci matière yi nga xam ne dina tax ñu mën a mener le combat avec espoir donc ñu ngi leen di remercier président di leen encourager ci initiative bu baax a baax a baax